loolu kañ lay jeex donc loolu. non non ci monde rural bi wax naa la. monde rural bi waaw. li nga xam ne moo paan ci forage. bari na pour dëkk yi nga xam ne dafa paan. su dee benn nit sax dafa yeewu amul ndox am na solo. waaye 2 junni ak téeméer ak fanweer ak juróom-ñeenti forage juróom-ñeent fukk ñoo ci paan bërki démb samedi juróom-ñeenti fan ci mois de juin bii juróom-ñeent fukk la woon ak juróom ñoo ci paanoon semaine bu jot mën naa la wax li ci paan. waaw lan moo koy saafara. li koy saafara mooy paan yi bu su boobaa ñaar la ki nga xam ne mooy encaisser xaalisu ñiy jël ndox mi ci dëkk bi maanaam forage yi nga xam na Agifor moo leen di gérer su amee paanu pompe wala paanu groupe électrogène bi ñiy encaisser xaalisu nit ñi di joxe facture ñoo ko war a réparer lu ci bari yorinu xaalis bi demeewul noonu OFOR dafay ñëw gouvernement bi di leen ci uutu di ko réparer su fekkee ne nag forage bi ci boppam dafa hors service maanaam li ñuy wax ouvrage bi nga xam ne mooy ouvrage de captage bi dem jël ndox mi moo pan complètement yàqu su boobaa OFOR moo ko war a defar fan juróom-ñeent fukk yooyu nga xam ne ñoo paan li nga xam ne moo ci responsabilité OFOR donc responsabilité gouvernement bi lu néew la mais ñeneen ñi nga xam ne même Agifor yi ñoo ko war a réparer li ci ëpp ñun ñoo leen di jox ay équipement pour ñu réparer. ndax mënuñu ko gën a structurer monsieur le ministre parce que bàyyi ko ci loxo ñi nga xamante ne rek ñooy récupérer xaalis bi loolu it bu leen neexee ñoom mën nañ lekk xaalis ba sax tëdd ci. mais moo tax. te saa yu pan amee yéen la ñuy woo. waaw mais bi ñu ko xaymaa def ko moo tax li ñuy di wax réforme hydraulique rurale bi looloo indi société SOGES Koumpentoum looloo indi Flexo buy gérer Kaolack ak Kaffrine bi ñu toogee ñu ne yegg na foo xam ne fii dañoo war a professionnaliser maanaam ñoo xam ne dañoo xarañ jàng loolu sociétés yooyu ñu koy gérer su ma jëlee yenn société ay ingénieur la yu jóge Polytechnique ñoom ñoo koy gérer actuellement ñi ngi récupérer forage yi ci Agifor yi di ko jox société yooyu mais su leen koy jox ñooñu comme Agifor yi réseau yi ñu defoon daaw répondre aux normes da ngay dem rek ci quincaillerie bi nekk ci dëkk bi jël benn tuyau installé réseau boobu yëpp dañ ko war a dindiwaat pour def fa réseau bu baax ñaata temps lay jël ñoom dañoo war a xaaraat ñaata temps pour loolu baax par exemple ñi am xeetu problème yu mel noonu. ñi am xeetu problème yu mel noonu. waaw benn programme mu 130 milliards la pour def ko ci région yi nga xam ne kii 130 milliards la mënoo seppi benn dëkk def ko ci parce que sooy def appel d'offre dafa am économie d'échelle soo jëlee entreprise bi ne ko dama lay jox marché plusieurs localités nga def ko ci ngay gën a am prix yu baax. soo jëlee ne ko benn localité nga ciy simpi par exemple Koumpentoum wala feneen pour jox ko mu def ko. ñaata temps la war a jël donc programme boobu programme mu ñeenti at la pour reprendre réseau bi. mais non ci monde rural bi ñi ngi am ndox wax naa la ci monde rural bi ñi ngi am ndox. oui mais kaw li bëri na aussi am na ñu bëri ñoom. oui bien sûr parce que benn dëkk rek su amulee ndox dañ leen dégg wax mais gis nañu fu mel ni Baar ñi Mbirkilaan. wala Tasset. ñooñu tamit am nañu ay problème mu ndox. waaw mais Tasset ñu ngi koy régler parce que Tasset principal problème bi ñu amoon mu nekk zone boo xam ne bi dafa am ay forage ba pare ñoom ñuy am problème mu ndox maa ngi ci doon waxtaan ak sama naataangoo yi nekk foofu am na ñoo xam ne ñi jël nañ ci réseau SDE avant léegi Sen'Eau branché leen ci ñoom pour ñu am ndox am na ñoo xam ne ñi ngi def liggéey bi fi mu nekk nii donc situation yi bokkul dafa am situation yoo xam ne situation réseau la dafa am situation yoo xam ne yii forage bi ndox mi ñuy pomper ci di ko jëlee ci suuf dafa jeex. nga war a dem feneen def fa ndox léegi Aram boo ñëwee ci Dakar tamit coow li jóg dal ci Sen'Eau. Suez loolu nan nga koy comprendre yow ak yaakaar bi nga xamante ni xëy na. bi ñuy jógee ci li dem ci la nit ñi amoon nañ ko. waaw man. gouvernement bi laa fi toogal ma fi Sen'Eau xëy na soo leen expliquer ñoom li ñu bëgg a doxal danañ leen ko wax mais li nga xam ne man moom laa xam mooy gouvernement bi contrat bi mu signé ak ñoom fukki at la ak juróom je pense que xel mën naa jàpp ne soo signé ak nit contrat pour mu liggéey fukki at ak juróom ci juróom benni weer yi nga ne ko li nga waroon a def defoo ko teel na pour man ci tamit Sen'Eau ñi nga xam ne ñoo leen di contrôler mooy bras technique gu état ci domaine ndox mi ci réew taax yi mooy SONES ñoo am direction bu ñuy wax direction exploitation chaque weer ñoom la Sen'Eau di envoyer seen indicateur de performance man ministre bi SONES bindaguma leer ji juróom benn weer yi
ne ma ci indicateur de performance yi Sen'Eau war a respecté am na ci loo xam ne lii defuñu ko. kon amul problème mais li ma mën a wax. mooy que ne problème ndox bi ñu am Dakar problème mu manqué ndox bu méngoowul ak li nga xam ne nit ñi moom la ñuy jëfandikoo. maanaam te c'est-à-dire que ne tey jii Dakar li nga xam ne moo fiy dugg ci bërigo ndox par bés lu mat li usines yi di produire 4 millions ak juróomi téeméeri junni bërigo ndox su ma ko xaymaa ci bërigo moom la nit ñi gën a xam ci ndox ma leen di wax mètre cube li nga xam ne Dakar moom la soxla dafa weesu loolu président bi mu ko xamee moo tax ñuy def usine KMS 3 mais KMS 3 normalement 2014 waroon naa fekk mu pare. Ça veut dire que études yi ñu defoon 2008 2009 2010 pour seet nan la ñuy yokkee ndoxu Dakar jamono boobu discussion yu bari dafa amoon ci solution technique yi. ñu naan waaw ñi naan lii la ñuy def lii la ñuy def. D'accord. loolu moo tax KMS 3 ni mu waroon a taxawee génne ndox juróomi at ci ginnaaw mu tardé ñëwul. kañ lañ koy réceptionné. président Macky Sall bi mu ñëwee. moom moo def ñu signé contrat yi ak bailleurs de fonds yi indi xaalis parce que lu ëpp ñetti téeméeri milliards la. KMS 3 kañ lañ ciy jot. 2016. 2017 ñu lancé appel d'offres yi. 2018 ñu commencé ko. KMS 3 ñaari millions yi bërigo lay indi ci ndox. kañ lañ koy réceptionné. benn million mu bërigo bu njëkk bi normalement liggéey bi mi ngi war a pare fin mai. mais am fin non pas fin mai fin 2020 du moins fin 2020 la liggéey bi war a pare. mais am nañ ci tuuti jàqare bien que ñi ngi jël matukaay pour seet nan lañ koy accélérer. jàqare bi lan la. parce que liggéeyu tabax bi pare na équipement yi ñi nga xam ne mooy entreprise yi ko gagné war koo liggéey am na ci ñoo xam ne bi Covid bi amee dañoo rapatrier seen personnel. entreprise lan la étrangère. ay entreprises étrangères ay entreprises de tous les pays du monde parce que c'est 5 marchés pratiquement ou 6 marchés d'entreprises qui le font donc mais canalisation yi ñaar téeméeri kilomètres yi ak fukk ak juróom-benn canalisation yi yépp posé nañ ko kenn dootul dem Ndar di gis canalisation fi mu nekk nii usine bi avancé na à 70%. li nga xam ne moom moo ci des à partir d'octobre moo ñu def li ñuy wax essayage il faut que ñu jël lu mat million ak ñetti téeméeri junni mètre cube eau awale ko ci biir pour rincer tuyaux yooyu. monsieur le ministre li nga wax nii mooy wane ni kon problème mu ndox mi jeexagul parce que bu fekkee essayage la ñuy nekk di xaar KMS 3 fa muy dem bay dem ci capacité maximale am fa mu ko war a mën a joxe. ça veut dire que jamono ji ba léegi jafe-jafe yi ñuy dund day continuer. non xam nga. ak ñi fanaan root xam nga man. du ma taxaw fii ëllëg Sénégal laa dëkk am fi ay mbokk di génn di dem ci ay xew ak la ñu may gis ñu naan waxoon na ne ndox mi semaine prochaine kenn dootul am problème mu ndox nit ñi continuer am ndox. kon mënuñu am date fi mu ne. non li ma bëgg a wax. mooy que ne situation crise bi ñu am semaine dernière nga xam ne situation conjoncturelle la woon. ñi ngi koy mi ngi progresser bu baax quartier yu amul woon ndox ñi ngi commencer am ndox. waaye situation bi ñu amoon avant muy ci Dakar mu am quartier yoo xam ne en permanence ñi ngi am ndox mu am quartier yoo xam ne yii yenn waxtu yi la ñuy am ndox ci bés yi am quartier yu am ay jafe-jafe loolu situation bi suñ ko indiwaatee à la normale tamit situation boobu mooy continuer parce que li ñu am mooy ndox bu manqué boobu KMS moom moo koy indi léegi ñi ngi jël ay pexe bi ma xamee ne ñi ngi dugg ci période tàngaay bi dama Sen'Eau ak SONES ne leen ñi ngi ciy dugg nan la ñuy def pour wàññi jafe-jafe nit ñi ñu ne mën nañoo def ay liggéey yoo xam ne yii dana mën a indi 400 ak juróom-ñaar fukki junni ci ay bërigo ndox liggéey yooyu commencé nañ ko tàmbali fukk ak ñeenti téeméer ak ñeent fukki junni bërigo déjà indi nañ ko mooy forage yi nga xam ne. keroog par rapport à la demande est-ce que am na solo lool. am ngeen ay naataangoo yoo xam ne keroog ànd nañoo ak directeur général du Sen'Eau ak Suez teg loxo ne liggéey yooyu. par rapport à la demande. non du mat demande bi parce que nee naa la dañoo am déficitu ndox. dañoo am déficitu ndox donc du mat demande bi KMS ak usine de dessalement bi moo koy indi. usine de dessalement bi aussi dafa am tardement
ndaxte bi ñu lancé appel d'offre bi ñi ngi prévoir à peu près 54 milliards mu ñëw ci 76 milliards on a voulu faire des économies comme benn entreprise rek finalement moo ñëwoon en bout de course ñu relancer appel d'offre bi loolu tax usine de dessalement bi waroon a terminer dana am tuuti décalage pour des raisons de transparence et d'économie aussi. tuuti décalage mooy ñaata at. dana am décalage 1 an parce que appel d'offre bi waroon na am ni mën la am mais KMS déjà su ñëwee nit ñi danañu yëg ne am na lu mu wàññi ci jafe-jafe. mais du jeexal jafe-jafe ndox yi tamit. waaw mais li ma bëgg ñu xam ko mooy situation bi amoon ñaar la mooy d'abord Sénégal fii surtout Dakar li ñuy wax ndox mi dem ci réew taax yi. soo jëlee téeméer bu nekk juróom-ñaar fukk yi Dakar moo koy consommé juróom-ñett fukk yi triangle Dakar Thiès Mbour ñoo koy consommé te ndox moomu li ci ëpp 250 kilomètres lay jóge xam nga sénégalais yi da nga leen di wax loo xam ne lii dëgg la parce que da ngay ci réew mi nga dëkk da ngay toogaat ak ñoom di wax. surtout ndox léegi gis nga Kër Momar Sarr su defee benn panne. day fonctionner 24 heures sur 24. surpresseur u Mekhe day fonctionner 24 heures sur 24 benn centre de production rek su paanee soo defee mise en service bi à Kër Momar Sarr mën ngaa toog ay fan avant situation bi di rétablir Dakar ndaxte. technicien te loolu mënul am saafara. non mënul am saafara parce que ndox mi xam nga dafa am doole xam nga soo jàngee physique da ngay wax li ñuy wax la dynamique des fluides ndox dafa am doole su paanee noonu. dafa am protocole de mise en service booy jàll pour d'abord air bi nekk ci tuyaux yi dem ak yeneen bëgguma dugg ci ay considérations techniques mais ingénieurs yi dañ maa expliqué ne dafa am nooy indilee ndox mi ba nga xam ne du yàq tuyaux yi mu jóge nag 250 kilomètres war a yegg si donc suñu remettre en service usine bi ki nga xam ne moo yore robineem nekk këram nekk Sicap wala nekk Mermoz wala nekk Grand Dakar wala ci banlieue bi balaa mu koy yëg lu yàgg lay doon. looloo tax ñu am projet yu mag yooyu président am ko d'abord pour ne danañu continuer def Kër Momar Sarr mais danañu am fii benn usine de dessalement boo xam ne bii ëllëg su Kër Momar Sarr paane au moins usine de dessalement bi. nit ñi danañu mën a yëg ndox mi ci lu gaaw leneen loo xam ne am na solo mooy ne am na ñoo xam ne amuñu ndox. waaw te facture yi bu ñëwee saf-saf si ñoom. loolu moom lu koy expliquer. non loolu moom ku am facture. monsieur le ministre mu wax tranche sociale. déedéet ku am facture mu saf-saf. c'est que sa consommation moo saf-saf. même boo yeewu di root après yëpp. non su fekkee ne daal da ngaa am facture mu saf-saf sa consommation moo saf-saf. léegi ku am facture xalaat ne lii yow jëfandikoo ko mën ngaa dem ci agence su Sen'Eau indi sa facture bu yàgg indi bii ñu won la ndax yaa ko aram li muy wax ñaari problème la mooy benn bi da ngay fanaanee root. waaw ba pare facture bi ñëw gën a métti déjà nelaw yi mu lay coûter rek c'est un problème. amul benn geste commercial derrière. ñi la ñooñu kenn du ñëwaat dédommager la wala soit ñu ñëw massawu la wala ñu communiquer ak yow. donc problème yi am na ñoo xam dañ koy vivre depuis des années monsieur le ministre. guddi la ñuy root. ba fajar jot ñu daal dem tëddi. tu risques de perdre une journée. loolu est-ce que ça va continuer nii rek wala soit ndax mën na am saafara. beneen bi mooy keroog ki fi ñëwoon représenté Suez aussi bi mu ñëwee. lu mu wax lu ñu wax ñun on a eu des problèmes sax ci plateau bi parce que luñ ko wax ne ko yéen a ko war a def mu ne SONES moo ko war a def. donc je pense que aussi à ce niveau là il faut que ñu expliquer sénégalais yi ba ñu xam niveau de responsabilité bi kenn ku ci nekk lan moo ci sa responsabilité ak lan nga wax ak sénégalais yi nga xam boo ko matalewul ñu xam ki ñuy waxal. waaw xam nga ki nga xam ne ku nekk li ngay def mi ngi ci contrat boo xam ne bii Sen'Eau daf koo signé. SONES signé ko ministre de tutelle bi man ma signé ko ministre des finances signé ko ku ci nekk am li ñuy wax ay obligations yoo war a def su ma la bëggee tënkal réforme bi ñu defoon 96 lan la SONES mooy société de patrimoine maanaam fi mu nekk nii par exemple Kër Momar Sarr bi ñuy defar SONES moo koy tabax jumtuwaay bi nga xam ne mooy génne ndox mi. su ko tabaxee ba pare nag daf koy jox avant c'était SDE léegi Sen'Eau ñoom ñooy exploiter ouvrage bi di indi ndox mi
di ko facturer. ñoom daal exploité la ñuy def. waaw am na investissement yoo xam ne yi SONES moo ko war a def am na investissement yoo xam ne yi SEN'EAU moom moo ko war a def mais li am solo pour man. SEN'EAU keroog waaju fii nee na ñoom investir. merci Pape. non am na investissement yu ñu war a def ñoom am na yu SONES war a def dafa am li ñuy wax les biens de reprise et les biens de retour loo xam ne lii c'est technique daal bëgguma ci sori torop. merci beaucoup monsieur le ministre temps bi tamit daf ñu xob ndax.